yaa xam ne seytaana rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taalaahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe ginnaaw bi leen yoo ñu ngi leen siyaar di leen balo àq fas yéene tey jii rek ñu ñëw ak yéen suñu deuxième leçon ak seen mbokk tomb deel ci li nga xamante ne mooy whatsapp mu mel ni suñu première leçon ñu ngi jëloon li jëmoon ci groupe whatsapp yi mu mel ni dañoo gisoon ni doomu aadama yi ñu ci bari bu ñu amee whatsapp rek ci groupe bi la ñuy njëkk a dem après groupe bi tamit gis nañ ni ñu bari lu ñu utiliser instant bii nii statut la kon loolu moo ñu war a mën a may tey jii ñu dem statut am ay xeetu yaatal yu ñu ci bëgg a yaatal ak yéen mbokk taalibe yi comme ni ñu koy waxee jamono ji nekk rek lu tuus li suñu borom xamal ci statut yu jëm ci whatsapp ak yooyu bu ko defee rek képp ku ko xamit ñu ngi lay féliciter bu baax ci xam-xam bi ñu xam ni tamit ñi nëwetu daa bëri lool ci whatsapp ñi nga xamante ni dañoo mel ni man seen xam-xam bëreegu ci ak biñ koy rey it yàgguñu ci ay kii lañ ci wàcc bees lañ ci kon bu ko defee rek fii njëkk a jëm tey jii ci statut dañuy gis ne statut nit ñi des fois da ngay gis ñoo xam dañuy lire sa statut te doo bëgg ñu lire ko comme ñëpp bokkuñu yam moo tax statut WhatsApp prévoir lépp des fois mën nga publier koo xamante ni ku ma gën a yàpp par exemple ku mel ni Modou Bousso lay mën naa publier loo xamante ni du bëgg ñëpp gis ko wala am na koo xam ne bu ko gisee mën na jàpp ne gaara waale la ci moom wala yu mel noonu pour mu éviter loolu ba juyoo bañ a am léegi dama koy tegtal yoon mi muy jaar am na ñoo xamante ni tamit dañuy publier par exemple statut yow doo ko bëgg a xool par exemple xëy na li ñuy publier arrangé wu la wala ci demee noonu nooy def loolu ba nga xamante ni yooyu yëpp di nga ci mën a mucc kon nañ bàyyi xel ni statut moo ngi nii boo dóoree benn phrase nii ci whatsapp bi rek statut ngay gis nga léegi boo duggee ci statut bi gis nga fi 3 tombes yi nekk nii ci kaw pour jàngale bi gën a leer fii 3 tombes yi nekk boo duggee da ngay gis ñaari phrase bi njëkk moo ngi confidentialité du statut bi ci nekk paramétrage léegi confidentialité bi foofu ngay dugg léegi boo duggee dañ naan la qui peut voir vos statuts léegi nga ne mes contacts wala mes contacts sauf wala ne partager par exemple man personnellement mes contacts tout dañuy lire sama statut moo tax chaque jour damay préférer gis nga moo duggee nii mes contacts tous mes contacts dañuy lire sama statut moo tax du jar réglage du jar dara bu ma duggee foofu bu fekkee que ni da nga jël exemple comme koo xamante ni bëggul ñëpp di lire statut am mën na dugg fii 3 points yi nekk ni ci kaw nga dugg léegi boo duggee day def mes contacts sauf nga dugg mes contacts sauf kan ak kan nga bañ ñu lire sa statut par exemple ma xool ko laay jël comme exemple ci nga xam ne xaw naa leen jàpp tuuti mën naa jël par exemple comme Diaboka waaw ak sëñ Fallou Diop par exemple noonu quoi wala Famaka ne ñii bëgguma ñu lire sama statut mais ñi des ñëpp mën nañu ko lire mais léegi flèche bu verte bi may won ci suuf foofu laay enregistré moom laay bës rek su ma ko bësee légaliser nañ ko léegi jeex na ñooñu moom bay laa yomi diin moom bu ñu lire sama statut ci téléphone beneen la waaye du seen téléphone parce que seen numéro permettre ma leen pour ñu lire statut bi léegi ba tey nga demaat foofu ci réglage fi ñetti points yi nekk ci kaw nga dugg ci confidentialité bi nga dugg di statut léegi bi ci suuf dernière bi mooy ne partager bii nag mooy ça veut dire yaay xool koo partager sa statut rek moo koy lire waaw jarul di tëj kii wala bloqué kii koo ko partager rek kooku mooy mën a am sa statut wala par exemple nga am koo xamante ni am nga numéro am te amul sa statut te xam nga ni kooku mu ngi publier te gisoo statut am léegi mën nga ko partager sa statut pour nga partager ko nag fi ma la wan nii xaaral ma génnaat pour mu gën a leer nga statut baa boo duggee nii fii ñetti points yi nekk boo duggee tomb yi ci kaw nii fi ko tombeeg fi heure bi nekk ci kaw a kaw gis nga dugg confidentialité bi nga dugg ne partager bi nii ci suuf ci dernière bi gis nga léegi yaay kose waaw nga ne par exemple Anta mi bëgg naa mu gis sama statut Anta Kami bëgg naa mu gis ko Anta Thiam mi bëgg naa mu gis ko Ariel waa par exemple xam nga Babacar par exemple daal nga kose ñooñu ñëpp pour ñu mën di gis sa statut léegi flèche bu verte bi nekk ci suuf moom ngay tàppe boo ko tàppee rek instant bi légaliser na ko kon par exemple ñooñu dañuy commencer buñ kiiyee di gis sa statut wala yu ci demee léegi ñu dem dañuy gis nit ñoo xamante ne bu ñu xësee ba juum ba publier dara ci statut bi dañu xam ne ñu koy supprimer dañ daan def naa erreur xamatuma nu ñu koy supprimer di woo ko ne naan ko nu ñu supprimer statut kon loolu yaakaar naa lu fi war a mën a jóg la gis nga ñetti tomb yi ne ci kaw noonu yu nduróog moom ñu ngi ci suuf ci statut bi fi statut bi nekk ñoo ngi ci yooyu nag ngay bës gis nga ko boo ko tokaaree rek directement gis nga ñaar yi ma
jotoon a publier rek moo ngi ni 11h di ci ay 0h laa ko publier gis nga ko 27 vues bi hier 23h59 27 vues yi gis nga léegi mise à jour bi moom pour mu disparaître faaw mu am 24 heures de temps ci biir 24 heures de temps yi nag mën nga ko éliminer boo ko bëggee éliminer boo bësee nii gis nga da ngay tokaar 1 2 par exemple gis nga boo gis nga fi mbalit mi nekk ci kaw nii boo ko bësee rek caaw sant yi amatuma statut waaw damay installé waat beneen mais amatuma benn statut moom waaw kon loolu yaakaar naa leer na statut écriture bu fekkee da nga bëgg a publier sa statut bëgg a bind saa nga publier photo wala vidéo gis nga big bi fi mu nekk ci suuf ngay dugg léegi bu ko defee nga bind par exemple tomb comme site YouTube bi tomb 313 nga def nii door benn drapeau Sénégal publier ko ainsi comprendre nga léegi gis nga li écriture bi maa ko publier léegi instant bi day gis ñoo xamante ni tamit dañ naan man ñi lire sama statut xaw ma ko ñan ak ñan ñooy lire sama statut man loolu mënu ma ko xam c'est facile boo duggee ci statut bi nii boo xoolee ci suuf xam nga li urgence la kenn lire gu ko mu def 0 vie mais bu ko kenn vie rek da ngay daal di gis mu def la 1 vie 2 vie commencé afficher ñi nga xamante ni ñoo lire say statut ci jamono jooju pour publier statut photo wala vidéo c'est facile wala yaakaar naa tamit débuté yi leen koy jàngal mais ñi ci xaw a am anciens yi nii tamit tuuti xam nañ ko léegi fu flèche bi verte bi nii li may wax chaque jour rek ñun débutants yi la ñuy jàngal li fu flèche verte bi nekk nii ci suuf photo bi fi mu nekk foofu ngay dugg ba da nga bëgg a publier photo moo xam soit lenn boo duggee par exemple nga dugg nii photo Ibrahima Ka léegi photo bu dee dafa gudd nii wala yu mel noonu pour nga wàññi ko gis nga benn réglage nekk ne ci kaw man nga dugg fii pour statut lépp moom daanaka kii gis nga ko nga wàññi ko photo bi moom xaw naa garaaw lool léegi boo ko defee nii boo ko wàññee ba mu tolloo ba nga xamante ni amatul leen luy ci kii nga légaliser photo bi ba tey statut danaa la ndax nii nga ko bëgg a publier wala da nga bëgg a colorer photo bi wala da nga ko bëgg a changer comme soxna yi léegi ñoom daanaka comme ni ko sama oustaz doon waxee rek Modou Fall mu naan boo déggee man rek ci jonga mu naan ko neel man rek ci caméra 313 kon léegi nga def nii gis nga changer instant am nga beneen image ci photo bi gis nga am nga noir et blanc am nga beneen image gis nga instant yaa ngi am yeneen image yu bari mais man chaque jour comme mën naa préférer image naturelle comme ko góor yàlla moom mooy loolu léegi su ma defee nii rek mën naa ko taper direct léegi am naa statut léegi statut boobu jàll na par exemple gis nga nii gis nga ko statut boobu moom jàll na moom léegi comme chaque jour kon noonu la la statut demee kon benn solution bi mu lay jox comme nga mën ko comprendre mooy koo xam ni li muy publier par exemple arrangé wu la mën naa jël par exemple comme Takia wala comme Abou Sow wala kenn rek ci ñi nekk ñi ci kaw ñi mujjee publier bu fekkee c'est li ñuy publier c'est arrangé wu nga xaw na zaare wala yu mel noonu mën naa koo bës nii togaar ko mu defal ma mettez en silence statut bu ma defee silence rek dañ ñoom ñoo ngi ci suuf instant bii nii duñ mën a lire sama statut mukk moom instant bii nii fi neexuma rek ma ubbi leen rek par exemple bu ma demoon ba nga xamante ni gis naa ni par exemple xoola Abdou Seye ma désacté ko gis nga ko gis nga instant bi boo xoolee moom instant bi day nekkaat en forme ba nga xamante ni bu ma bëggee bu fekkee dama bëgg a liraat statut du am benn problème du jar mu muy làqu wala yu mel noonu directement rek mën naa koo lire comme album continuer di lire sama statut di liraat statut kon yaakaar naa ni loolu leer na kon léegi xam naa ni fi ñuy daaneel rek mooy commentaire ak partager statut commentaire ak partager statut léegi xam naa ni foofu la ñuy jëm léegi bu ko defee rek ñu xool kii ñi mag ci xol Marème Ka sama mag la léegi par exemple bu fekkee dama bëgg a commentaire ci li mu publier wala mu bëgg koo seetaan bu fekkee image yi am na ñoo xam dañuy duñ ci bàyyi xel dañuy xool ni statut rek muy dem ñuy tourner waat gis nga ko mel ni Mbàkke jenn moom gis nga ko lu ne lay publier léegi tey ji bu fekkoon te ni lii dama ko bëgg a seetaan damay bës écran bi su ma bësee écran bi day taxaw mu ne iñaan day lekk jëf ju baax ni sawara di lekkee matt yàlla nañu yàlla musal ci iñaan amin par exemple gis nga seetaan naa ko léegi mën naa seen commentaire comme ma ko bëggee commentaire damay jël sama loxo dawal ko mu jëm ci kaw écran bi dama koy dóor genre flèche mu jëm ci kaw gis nga su ma dóoree sama loxo ci kaw rek léegi par exemple damay indil naka laay commentaire ci Marème ma ne ko waaw magi jàmboor li nga wax
waaw magi jàmboor li nga wax dëgg la mooy magi jàmbur rek xam nga ñun ay olof lañ léegi boo defee rek nga tiire ko mu jàll dèjà yow moom kooku partagé nga ko macha allah léegi moom gis nga ko nii statut bi léegi mooy nii li ma ci commentaire a ngi nii waaw magi jàmbur léegi moom bu ñëwee rek après bu xoolee rek dina xam directement man dama commentaire ci li nga xamante ni mooy statut léegi bu ko defee tey ji partagé statut bu ma publier woon dara am ku ñëw ni ma yow li nga publier partagé ma ko waaye nan laay def pour partagé ko ma ne man dina laa war def pour partagé ko mais c'est facile léegi bu mu duggee sama statut nii rek damay dóor flèche bi mu jëm ci kaw comprendre nga léegi su ma dóoree sama loxo nii mu jëm ci kaw rek jóge ci suuf écran bi jëm ci kaw damay wan benn flèche mu dend ak benn paano mbalit léegi flèche boobu rek laay dóor gis nga ko su ma dóoree flèche bi rek Marème Ka ma partagé ko voilà tomb del bi laa ko envoyé pero waa baax na léegi xaaral ma envoyé ko benn photo gis nga photo bi nii comme d'habitude rek ma dugg Marème Ka ngi nii léegi partagé naa ko gis nga léegi chaque jour nii la bu ko defee loolu moo nekkoon darsu bis bi bu ko defee incha allah rabbi bu ñu ci yàlla bàyyee ak mbaaxam boo liggéey ñëw ci lenn ci réglage whatsapp yi ak nu ñu koy sécurité ak nu ñu koy tëjee ak nu ñuy changé numéro whatsapp yi ak yeneen turu ko yoo xam ne ay secret yu nekk ci whatsapp bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bu fekkee tamit gis ngeen ci yoo xamante ni war nañ ko mën a leeralaat bu ngeen defee seen commentaire rek incha allah dinañ ko leeral wala li ngeen bëgg a xam ci whatsapp bu fekkee neex na la tamit kii na la nga def j'aime rek incha allah rabbi te def sa commentaire jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah